asalaamualeykum mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay fas yéene dala leen ci suñu chaîne de télévision YouTube bii di la GMTV di chaîne de télé bi nga xam ne mooy xalaat bu bees ngir njariñu askan wi tey nag ñu fas yéene am benn taxaw seen waxtaan ak yéen ci wàllu bu am solo muy mbirum suuf nga xam ne moo yëngal Sénégal yëngal Afrique yëpp asalaamaaleykum monsieur Guèye. waaleykum salaam soxna si. monsieur Guèye bàyyi yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm macha allah yow tamit bàyyi yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilah rabbil alamin monsieur Guèye jafe-jafe yi suuf am fii ci Afrique rawatina dëkk bu mel ni Sénégal yow lan moo si sa xalaat. jërëjëf soxna si question bu am solo nga posé comme d'habitude d'ailleurs macha allah parce que gis naa ni vraiment question yi thèmes yi ngay posé doon na ay thèmes yu am solo. vraiment loolu wane na ni sa métier bi nga defoon ci rajo vraiment mokk na macha allah et je vous félicite également pour ces questions très pertinentes que vous posez. alors question bi nga posé am na solo xam mbirum suuf day mbir mu am solo suuf mooy loo xam ni yàlla def fa barkeel tey ji soo amee million tey ci suuf fii ak ñaar wala ñetti at mën nga ko jaayee million nga génn wala ñaari million xam nga loolu man gisuma commerce bu ko mën a andi wala gisuma activité bu ko mën a andi ba pare suuf projet yépp ñu ngi koy def ci kaw suuf tey soo bëggee bay ci kaw suuf la soo bëggee def li ñu naan ay industrie muy matériel yu xare yi loolu ci kaw suuf usines yi ci kaw suuf la donc suuf doon na lu am solo ñaareel bi mooy suuf dafa am li ñu naan une vocation sociale mooy xam nga suuf ci ngay tabaxe sa barab bi nga dëkkee ñaan yàlla mu may la fa sutura ak kaaraange nga nekk fa ak sa njaboot donc suuf am na solo ñetteel bi mooy li tax suuf am solo mooy suuf dafa am li ñu naan valeur affective loo xam ne dafa laal xolu doomu aadama ndax digganteem la ak ay maam yooyu ba ñuy dem dañoo wëlbatiku ñoom daal di ñëw ni bàyyi nañ leen lii léegi nañ leen ko héritage donc héritage boobu donc lu ñu war a sauvegarder la ndax dafa am solo te diggante ñii fi nekk ak ña dem moom la moo tax mu am solo effectivement temps yi nekk Afrique am na li ñu naan une ruée vers le foncier maanaam ñëpp dañoo jug daw jëm ci foncier jëm ci suuf parce que xam nañ ni suuf lu am solo la xam nañ ni suuf doon na loo xam ni day am na njariñ ko tey ak ëllëg moo tax ba daanaka ñu bari ñu ngi koy def léegi te jom àndatu ci ngor àndatu ci ak lépp loo xam ne bokk na ci ak njub àndatu ci leneen la mooy gis nga réew mel ni Sénégal temps yëpp di wax littoral mooy booru géej gi nga xam ne ñu ngi koy dagg rek di joxe ba ñu bari jug ni nag léegi stop loolu war nañ ko bàyyi ndax géej day loo xam ni maanaam ngelaw la am na solo day loo xam ni daanaka xëy suba di xool géej am na solo également ci wér-gu-yaram ci équilibre donc nit ñi am na ñoo xam taxaw nañu ni dëgg war nañoo xoolaat mbirum géej war nañoo xoolaat mbirum littoral war nañoo xoolaat li ñuy joxe suuf si ak feneen ndax gis nga jamono ji fi président Abdoulaye Wade nekkee gis nga lañ fi joxoon ci CICES gis nga actuellement fi ñu toll lii ñuy joxe ci li ñu naan camp Leclerc ak li nga xam ni moom la ñuy joxe di cité Tobago di wetu aéroport ba nga xam ne moom aéroport Léopold Sédar Senghor donc loolu lépp ak filaawu Guédiawaye yooyu yëpp nag dafa laajte soxna si ñu taxaw jàngat ko ndax lépp luy tax Sénégal am jàmm man yaakaar naa ne dañ ko war a def war nañoo moytu fitna yee fitna waaye war nañoo fexe ba jàmm am ci réew mi ngir lañu fi sunu maam ñi bàyyee ñu mën ko continuer ngir fexe ba suñu réew yi développé mooy li ma xalaat ci question boobu. léegi monsieur Guèye jafe-jafe suuf yi am ci Afrique yow ba lan la mën a jural réew mi. alors maa ngi lay gërëm parce que question boobu nga posé day question bu am solo mais d'abord da may ma benn précision ndax xam nga ñu bari ñoo xam ne dañoo liggéey ci mbirum alam li ñu naan l'environnement dañuy opposer toujours environnement alam bi ak doomu aadama te suñu borom nee na wala xadd karam naa bani aadama yàlla nit daf ko ñor
mais nit nag su ko ñoree mais nit kooku tant que yàqul pour man nit kooku tant que jalgatiwul te nekk ci la ko yàlla digal li yàlla andil mën na ko koy gën a barkeel muy gën a bari xam nga da ngay dégg ñu naan la forêt nangam kenn waru koo dagg parce que suñ ko daggee nangam ak nangam te fekk ni nit ñi xiif war ko dagg ñaareel bi mooy géej da ngay dégg tey jii ñu ne la géej googu kenn waru fa tabax hôtel wala géej googu kenn waru fa def activité yoo xam ne dana jural nit ñi am xëy lenn d'accord naa ci comme ni nga ko yàgg défendre yow mii mooy géej war nañoo permettre que nit ñi di dem ak ñëw war nañoo permettre que nit ñi di ci am accès ndax yàllaa ko xéewale doomu aadama yi mais en même temps war nañu fexe ba ku fay tabax bañ ko fa tabax à titre privé di yàqal nit ñi seen peex kooku moo tax ba man ma yaakaar ni mbirum géej muy mbirum suuf ak mbirum alam yoo xam ne la war nañ ci réfléchir bu baax pour xool ay équilibre yoo xam ni suñ ko xoolee ku ne war na ci mën a génn. Cela étant man dama jàpp ni le fait que dans un pays ñu gën a gradé di séddoo di pàccoo lu am solo ci suufu si réew ma man pour man kooku rëq-rëq la bu mag rëq-rëq bu mag la pourquoi pour une raison très simple ndax su ngeen demee bay pàccoo yu mel noonu d'abord day andi ay inégalité mooy ku ma am ndey ku ma amul ndey te loolu réew mu yàgg rek baaxul ci réew moom mooy lu njëkk li ku ma am ndey ku ma amul ndey ñaareel bi mooy gis nga loolu su amee ci am réew daanaka ñi ñuy jox suuf soosu dañ koy jël rek jaayaat am seen bénéfice taxaw te enrichissement mu xéewal lu mu gën a tasu ci askan wi moo gën te xam nga ni ña koy jël ñaare tey war a tabax sax da ngay gis dañuy loolu def seen lotissement jaay wa illaa suñ deful seen lotissement jaay ñu daan def li naan immobilier mooy tabax rek te xam nga tabax rek mais loolu mënut a jëmale am réew kanam il faut que ñu exploiter suñu terre yi di ko jox valeur ajoutée industrielle muy industrie bi wala agriculture wala ci def li def loo xam ne dëgg danañu mën a jariñ bu baax donc mooy première chose bi mooy inégalité bi leneen li nga xam ni mën na inégalité bi sax c'est aller plus loin parce que da ngay gis dëkk bu nga xamante ni waa dëkk ba dañuy am seeni tool ñu xëy jël ay hectares jox ko kenn ku jóge bitim réew benn tubaab benn kenn koo xam ne du sax waa Sénégal mu ñëw def fa société wala def fa usine am di ko exploiter ba léegi waa dëkk ba croiser les bras dootuñu amati fu ñu bayee ñu nangu seen suuf si complètement xam nga loolu aussi doo comprendre. loolu mooy deuxième problème bi ma bëggoon a poser heureusement que sax devancé nga ma ci mooy problème multinational yi. xam nga multinational bi ñëw di investir naam sax mënaluñ koo bañal bu fekkee ne dafa ñëw waaye ñu joxe ko ci anam yoo xam ne du lor askan wi ndax bu fekkee ne ki am xaalis ñëw na ni man am naa ay milliards dama ko bëgg a def ci mbay mi jël gone yi ñu liggéey bëgg ko cee def exporté ko di fay samay taxe ak samay lempo war nañ ko nangul wante comme ni nga ko waxee war nañoo fexe ba suuf sañ koy jox doon suuf soo xam ni maanaam ña koo xam ne ñoo ko am duñ ci lool mën nañ ko loué mën nañ ko ne nangami at nga koy jël waaye su nangami at bi jotee danañ taxaw seetluwaat yooyu yëpp ay possibilités yoo xam ni yaakaar naa ni loi bi may na ko mooy ñaareel bi alors leneen li mooy xam nga des fois day andi problème urbanisation mooy dañuy dem ba foo xam ne wóor nañu fi mënuñu fa tabax waaye dañuy am sañ-sañ ba mën nañu ñëw tabax ko fa andi ay problème maanaam su tawee taw bi du mën a jàll wala su amee maanaam ay problème yoo xam ni ci dëkk bi la duñ ko mën a résoudre ndax tabax yi ñu fa tabax di ay tabax anarchique yoo xam ne jaarul yoon donc loolu tamit bokk na ci problème yi ñeneen ñi leen li mooy ñeneen ñi ñooñu nga xam ne ñoom lañ ko jox suñu ñëwee ñaare fañ koy tabax ay immeuble lay doon immeuble yoo xam ne tey jii des fois sax mën ngaa ñëw ñu ni la surtout boobu bu dee bon ci booru géej gi la ñu ni la weer bu ne 1 million la
ngay fay kooku ko man ña ko man bariwul ñaara ña koy man mooy ña dëkk bitim réew wala ñi nga xam ne am na ay poste yu mag a mag ñaari ñoom ñoo koy man mais yooyu yëpp am na solo waaye man da ci am benn boo xam ni dama ci taxaw seetlu mooy dama jàpp ni am réew comme ni mu ko doon wax keroog toujours mag ñi dañoo war a yërëm ndaw ñi am dañoo war a am yërëm ñi amul mais xam nga suñu demee ba maanaam ñiy jiite am réew ñooñu il faut mu am ñu lu naan des contre-pouvoirs mooy une démocratie boo xam ni ñoom dañuy dem waaye da ciy am ñoo xam ne dañuy féete aada ak diine nga xam ne ñoom ñoo leen naan yéen kët bu leen jaar fii mu darante baax na lool dégg nga bi mu darante ñëw waaye léegi tamit bu fekkee ni ñun ñi nga xam dañoo jàng ba dem ba ñëw ñu jox ñu ay lenge ni ñu gérer leen léegi dañuy am considération yoo xam ne mën nañoo sori diine ji wala ñu sori aada ji man dama ni bu boobaa baax na mu am ñoo xam ni dañu fiy nekk dañuy jubbanti naa ñu li ngeen def baaxul li ngeen def baaxul te léegi suñ demee ba daanaka dimbalante boobu am ci wàllu suuf man damay ragal ni dana dem ba pouvoir boobu amoon man na doon pouvoir bu xaw a daanu te pouvoir boobu su daanoo rek daanaka musiba la ci am réew moo tax loolu tamit mu bëggoon ñu xoolaat ko bu baax a baax ma jox ne quelques exemples Cheikh Ahmadou Bamba man moom laa xam man moom laa jàng histoire am man mooy sama wasila mooy suñu wasila mais Cheikh Ahmadou Bamba bañ koy tabaxal bañ koy jox li raaya boobu ñu naan croix de la Légion d'honneur mais Cheikh Ahmadou Bamba dañu woon lii duma ko jël muy médaille bu mag nga xam ne su ko amoon daanaka ba muy génn àdduna di wuy ji boromam dara du ko manqué waaye dañu duma ko jël xoolal ma loolu ñaareel bi mooy Cheikh Ahmadou Bamba moomu yàlla yokk ay leeram doon na koo xam ne tamit soo seetloo bu baax digganteem ak tubaab bi daanaka du mënut a ñàkk rek ji daan am waaye nanguloolu woon dara ñu ngi may nettali benn bis tubaab bi woo ko fee mu nekkoon à Diourbel Njaaréem bi mu ko wooyee defal ko café bu gàntu ci li historien yi nettali waaye tubaab bi ni ko café gii de sa kanam laa ko def te daray sobe nekku ci ca la guuxee dégg naa ñu ni muy dem ba mu ci barkeeloo bay ñibbi dégg naa ñi tubaab bi daal di defar cafetière bi ba mu baax dugal ko ci am saak jox ko ni ko da nga mu gàttal mu ne ko force mu yóbbu ko waaye ba mu demee masalan bu fekkoon ni cafetière bi ñaar téeméer lay jaram jël na ab junni jox ko ab taalibeem ni ko demal yóbbul ma ko doxal ma ko xoolal dignité boobu xoolal bañ a dépendre ci buur boobu loolu am na solo ñaareel bi ma lay jox aussi koo xam ni marqué na ko ci Sénégal mooy ku naan sëñ Abdoul Aziz Dabakh maam Abdoul Aziz Dabakh en 1990 côté dans les années 90 mas day waxtaan ak député yi naan leen yéen a ngi war a wote ji de waaye na ngeen xool seen diggante yàlla ci li ngeen wote xam nga te xam nga fi ngeen toog yàlla da leen wanaat yëpp ci bàmmeel te dana leen ko laajaat xam nga loolu tamit am na solo ba maa ngi fàttaliku am na ñu ni sax mas na wax Abdou Diouf ni ko jullit ajjuma wàccu la dangaa war di ko defe ndax yàlla sant bu mu la jox xam nga loolu déjà dafa am solo ci temps mu daan rappeler député yi ne leen fi ngeen toog askan wi ngeen fa toogal très bien ça te xam nga loolu te loolu am na solo te contre pouvoir yooyu dafa am solo ci am réew gis nga ñun jàngkatu tubaab ji yàlla may nañu xam-xam naam mais léegi-léegi mën nañoo dem ba maanaam suñu digganteeg aada yi suñu digganteeg diine gi suñu doxalee digganteeg ni ñu war a doxalee mbirum àdduna tax ba dañuy war di ñu soññ naa ñu dellu si war leen ci fi nga xam ne fi ngeen jóge te loolu yaakaar naa ne bu ñu demee ba mbirum ay suuf ak yooyu ay maye di ci am ay leble di ci am et cetera
loolu mën naa tax ba na mu war a mën a amee ci suñu dëkk yi ba tey am. ma jox la beneen cas aussi mooy Cheikh Saliou Mbacké benn boobu nga daan dégg. sëñ Saliou Mbacké. man dama gis ni Abdou Diouf mas na ko jox 45 000 hectares. à fële nu mu tudd sax à Mbégué à Xelkom. pour la communauté mouride. pour que ñu bàyyi ko. xam nga loolu projet bu amoon solo ndax boobu ci dëgg yar na fa ñu gone yu bare foofu. def na fa mbay moo xam ni li mu def ci Sénégal ci mbirum autosuffisance alimentaire kenn mënu ci teel kenn mënu xam nu toll. xam nga loolu tamit je crois que baax na ñu rappeler. enfin li may rappeler aussi mooy am na koo xam ni ku naan Cheikh Sidi Mokhtar. maa ngi fàttaliku benn discours am bu noonu defe naan na ngeen moytu alal adduna ndax médd la. parce que da koo wax ni na ngeen moytu alal adduna médd la médd. te médd daanaka dañ koy lu ñu bàyyi la daal. alors yooyu yëpp nag tax na ba man ma bëggoon aussi côté boobu ñu gën a farlu ci gën a sàmmonte sàtt réew yi ngir que jàmm am ci réew mi man jàmm laa bëgg mu am ci réew mi soxna si dama bëgg réew mi doon réew moo xam ne maanaam ñi gën a am danañ gën a yërëm ñi amul yaakaar naa ne bis bu ñu ko defee te dëgg-dëgg la réew moo xam ne mën na dem sori lool ndax yàlla ci boppam dañoo barkeel ci mag ñu baax ñi fi tëdd te loolu suñ ko defee yaakaar naa ni incha allah rabbi Sénégal du dem lu dul rek di jëm kanam rek waaw. jërëjëf monsieur Guèye sa tontu yi am na solo exemple yi nga joxe aussi am na solo bu baax ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey jiite ñu war nañoo jël exemple ci ñaar ñooñu ku mel ni sëñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba ku mel ni maam Abdoul Aziz Sy ku mel ni sëñ Saliou comme ni nga ko waxee ak sëñ Sidi Makhtar ak ñu baax ñëpp jël ci ñoom exemple c'est très important am na solo kontaan nañ ci tontu yi. waaw mais avant may jeexal nga bàyyi ma aussi parce que am na loo xam ne aussi bëggoon naa ko préciser bu fekkee ni man nga ma ko may aussi ci émission bi. may naa la ko. voilà parce que xam nga aussi léegi tamit di wax naan lii doxul am na solo mais léegi tamit ngay naan lii la ñu war a def peut-être pour mu gën a jëm kanam yaakaar naa ne am na solo. nga baal ma dellu soit ci lu mel noonu parce que loolu des fois day tax ba nga wane ni man kat réew mee ma ñor man li ma ñor mooy jàmm réew mi man réew mi dama bëgg jàmm gën fee ñëw gis nga ña nga xam ne yàllaa leen fal ñu jiite réew mi ñooy nañ leen bàyyi ñu continuer di jiite réew mi te bañ leen a bënd xotaal ci ni ñuy defee waaye nag nañ xam ne ay nit lañ tamit yoo xam ni soxla nañu ñuy ñëw naan leen lii doxul ak lee doxul moo tax man ci mbirum suuf mi ma bëggoon aussi proposition modeste rek bu may def mooy que ñi nga xam ne ñoom ñoo am baat bi di joxe suuf si maanaam ñu gën di diisoo askan yi ngir askan wi gën leen di leen jàppale ci xel ngir ñu mën a xam fa ñu jëm loolu lañ tuddee encadrer les pouvoirs mooy lu njëkk li. waaw di déglu seen askan di déglu seen askan ñoo askan tamit di encadrer pouvoir bi. ndax xam nga diggante éthique ak lu légal. lu légal mooy loo xam ni yoon may na ko. waaye du caagi lu yoon may lépp moom lañu war a def ndax Sénégal par exemple réew mu mel ni Sénégal 198 mètres carrés matul 200 000 kilomètres carrés ba ñu ko yàlla joxe pour que 15 millions Sénégalais yi bokk donc da ngay gis xëy suba ñun la may nañ nit suuf plus de 5000 hectares mbaan wala may nañ nit plus de 10 hectares fii ci Dakar wala 15 hectares fii ci Dakar te loolu man pour man. nit ki dëgg ak lu mu mën a bëgg a jariñu mënu ko jariñu donc boobaa spéculation lay indi spéculation mooy di jënd di jaayaat te loolu yaakaar na war nañ ko may moo tax foofu may proposer également
ñu jéem a limiter li nga xam ne war nañ ko mën a maye waaw ñu limiter ko xam nga man tey jii soo ma mayoon fii ci Ndakaaru 200 mètres carrés daanaka doy na ma fu ma dëkke dégg nga dama la léegi nag bu fekkee ni tey may nga nit ki 20 hectares 30 hectares lu mu koy jariñe lan la koy jariñ wala su waa illaa suñuy ñuy may ay communauté mooy par exemple comme ni koy faral di defee jox ko ñoo xam ne ab mbooloo lañu comme groupement yi GIE yi nga xam ne wóor na la lii am nañu plan d'affaires boo xam ne war nañ ko mën a rentabiliser mooy deuxième proposition mooy def troisième proposition bi nga xam ne moom laa bëgg a def mooy man dama bëgg dëgg ñu def li naan audit du foncier 1960 ba léegi ñan lañu jox waxuma nag def ko ba pare nag di leen bund xotaal déedéet jàmm la réew mi war a am xam nga Afrique du Sud ba fa problème apartheid amee dañoo def li naan vérité et réconciliation dañuy waxante dëgg waaye su pare ñu juboo waaye lii lépp dañ koy def ngir rek fexe ba li fi xewoon bañati fee xewaat mooy troisième proposition quatrième proposition bi may def mooy dama bëgg ñu xoolaat code bi xam nga dafa am code boo xam ne circulation ba tax a jóg am code boo xam ne mbirum famille ko tax a jóg muy waa kër yi yooyu waaye code bi nga xam ne moom mooy lan mbiru suuf man bëggoon naa tamit autorité yi woote ngir nit ñi daal di tase gën ko jàngaat loolu yaakaar naa ni suñ ko defee loolu tamit am na solo trop mooy quatrième bi nga xam ni moom laa bëgg a proposer effectivement léegi nag am na beneen aussi mooy soo seetloo bu baax man dama bëgg aussi yenn journalistes yi ak leader d'opinion yi nga xam ne dañuy xëy suba di takkal jaru nit ñi wa ilaa ñuy wax loo xam ne teguñu ko ci lenn loo xam ne lu palpable la man dama bëgg ñooñu aussi ñu def attention ndax lépp luy jàmm réew mi def am solo rawatina ci nag booy ba nga xamee ni gis nañ mbirum pétrole lépp lu nit ñi war a def pour andi ay jiixi jaax danañ ko def donc foofu tamit man dama bëgg képp koy tuumaalati nga am lépp loo xam dana bokk ci ay firnde yu leer nga di fii la ko teg waaye nag képp ku ñu tuumaal tamit te koo xam ni ba muy tuumaal nee na lii la nga daal di fexe yow tamit ba setal sa der bu fekkee ne dañ la tuumaal du noonu am na solo trop ndax bis bu ñu la tuumaalee te tuumaal bi ñu la tuumaal du dëgg nga bàyyi ko ci noonu gënul pour man waaye bu fekkee ne tamit tuumaal nañu te yoon nekk fi fa mbaxane nekk benn nekk fi war ngaa dem ngir kala tuumaal ni ko dindil tuuma bi bam set wecc ndax loolu dana tax ba aussi pour man réew mi gën a jëm kanam lenn li enfin mooy proposition bi may def mooy dama bëgg soxna si am lu ce qu'on appelle des comités de veille gis nga réew yëpp day am toujours nag comité de veille xam nga mooy comité de veille mooy comité yoo xam ni ña nga xam ni ñoom ñoo ci nekk mooy ñoo xam ni dañuy alerté wu maanaam suñ déggee ni dara signé nañu ko ñu ne ah tiens am na ñu signé ah lii di tax ñu signé ko lii de gënul ci réew mi loolu comité boobu day participer ci démocratie bi mën a gën a développer ci réew yi donc vraiment daal li may ñaan enfin mooy yal na yàlla wis jàmm ci mbirum suuf si yal na yàlla def ba xol yépp juboo ndax ñun ñëpp ñoo bokk réew mi su diigee ñun ñëpp la diigal réew mi su jëmee kanam ñun ñëpp la jëmale kanam Sénégal ñu bare ngi ñu ñee ndax suñu jàmm ji ñu am kon nag dama bëggoon mooy jàmm ji ñu fexe ba la main dans la main ñu ànd liggéeyal réew mi ngir suñu doom yi nga xam ne ñoo fi nekk gën cee dër mën a gis seen bopp ak ña nga xam ne sax ñëwaguñu man également bis bu ñu ñëwee ci réew mi man cee gis seen bopp loolu daal mooy li nga xam ni xalaatoon naa ko également ci ay proposition ci mbirum question foncière bi nga xam ni actualité daf ko yëngal actuellement ci biir réew mi. monsieur Guèye li nga wax am na solo jàmm jooju comme ni nga ko waxee dafa am solo ci réew mi waaye jàmm nag réew moom am rek tollole dafa am xam naa loolu dina ci am solo ndax su fekkente ni baadoole yi tout le temps dañuy sentir ne ñu ngi dund ci seen kaw xam nga aussi
jàmm ju day xaw a difficile waaye nañ ñaan yàlla defal ñu jàmm ju kawe njort yi comme ni nga ko waxee ñu ngi lay sant di la gërëm sa réponse yi am na solo waxtaan wi am na solo macha allah mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax ne yegg si nañ si suñu njeextali émission waaye nag du ñu yem ak yéen fii dañ leen di jox daje ay fan yu néew incha allah ci kàttanu yàlla jërë ngeen jëf ba beneen yoon.